asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax ni daal 1er mai ren bi am na tuuti particularité bi mooy yeneen année yi dañ daan défilé marche dem ba gouvernance déposer cahier doléance bi mais ren gis nañ ne dañoo toog benn place ñi ñëpp toog di waxtaan mu am délégation bu fi jógee dem joxe cahier doléance am à la gouvernance mu doon loo xam ne peut-être innovation la mun nañ ne innovation la waaye niñ ko gisee aussi sur le plan organisationnel vraiment des na parce que naaj bi tàng na bâche bi yaatuwul nit ñi xaw nañu takku vraiment waroon nañ ko gën a xalaat xëy na sax innovation mën na am mais man comme la ma wax sànq rek bu ma sañoon sax cahier doléance lu am dañuy dem rek ubbiwaat la nekkaat ci cahier ba ndax problème yaa ngi fi kenn réglé gu ko donc nañu ubbi cahier bi toog waxtaan et concrètement ñu régler les problèmes pour que nit ñi mën a avancer vraiment daal noonu laa ko gisee dans l'ensemble peut-être coppite am na mais nañ ko jàngat ren bu déwénee aussi ñu xool ndax dañuy dellu nañ nekkoon wala ndax dañuy continuer formule bi mais daal bon ñi ngi sant yàlla bu baax boo ko gisee nag ñoom ñu ngi ci mouvement de regroupement des photographes de Thiès boo xam ni peut-être jiital nañ ma ci ma ànd ci ak ñoom et puis ñu neex a àndal aussi liggéey di ñaan ati di wax ni mouvement bi regroupement bi c'est pas fermé donc ñu ngi demandé daal à ce que tous les photographes de Thiès ñëw intégrer mouvement bi ndax ni ko wolof di waxee mbooloo mooy doole nu mbooloo mi gën a yaatu dooloo bi gën a bari et puis ñu mën a couvrir vraiment le département de Thiès. parce que comme niñ ko gisee am na fi événement yoo xam ni daf fi am mais nit ñi dañuy wuti couverture ba Dakar nit ñi di ko fi def te alors que am na fi main d'œuvre bi am na fi mën nañ ko liggéey donc il faut que mbooloo bi am pour ñu mën a liggéey vraiment daal ñi ngi dama lancer un appel pour que ñëpp mën a ñëw liggéey autour du mouvement jërëjëf. on est ensemble wax dëgg yàlla di soo xoolee lii ñun ñoo ko njëkk a def ci Sénégal photographe Thiès ñoo njëkk a défilé 1er mai njëkk a préparé 1er mai défilé ko. ku ko def tey photographe bi ko def ci ñun la ko royee grâce à président bi nga xam ne wax dëgg yàlla moo am initiative bi daal koy def ñu koy ci remercier parce que di woo ñëpp tamit tous les photographes yi nga xam ne ñooy Thiès ñëpp ñu ngi leen di woo parce que tey jii nii am na loo xam ne mu ngi am ci biir Thiès ci kii yaakaar naa ne ci ñun la gën a yey parce que ñun ñoo yor image yor vue xam nga jàng ko xam ko di ko liggéey kon yaakaar naa ne lépp lu mu munti doon tey jii yaakaar naa ne ñun la war a jiitu quoi ñun lañ ko nit ñi war a gisee mais nit ñi waruñu dem di ko ubbil seen bopp di recruter les photographes ak les caméramans di ko def parce que ñun yaakaar naa ne loolu suñu faiblesse la du yoon loolu nag ñun photographe yi war nañ ci mën a taxaw ba nga xam ne tey jii nii affaire yi day gën a ñëw amérié wu ba ñu xam ne jël nañ suñu yëf en main téye ko su loolu weesoo comme niñ ko waxee 1er mai yàgg na fi am mais tey soo gisee dañoo toog benn place comme ni ko président waxee def sur place affaire yooyu parce que peut-être bañ nañu loo xam ne bañ nañ jalgati li nga xam ne mooy yoon waaw comme nii lañ ko santa nii la ko njiitu réew mi bëggee ñu fekk si ko ci rek comme moom noot nañu def nañu lim ñu war a def ñun de doow ñu koon defee nii dañ doon ànd ñëpp ànd dem ba gouvernance jox ko suñuy doléance cahier de doléance mu xool soo xoolee nag cahier de doléance yàgg na fa bu ñëw dañ ko fay teg di ko teg kon yaakaar naa ne war nañ commencer jukki parce que yi fa nekk yëpp benn problème bi la rek parce que boobu ba léegi benn fajoogul kon nañ jukki cahier de doléance yi jéem a faj régler problème mu askan bi parce que askan bi sonn nañu te du yoon nañ ci jóg waaw loolu daal la ñu amoon lu ñu ciy wax vraiment ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw ni mu daan demee ak ni mu demee ren day gis naa am na ak coppiku ndax heure bi daaw ñi ngi jóge bourse jaar mairie dem ba gouvernance ren jii nag yaakaar naa am na ak coppiku ndax fii ñu taxaw tey fi la ñu daje regroupé fi délégué yi ñoom dem nañu kër préfet pour jox ko kay yi ñu war leen a xaar fii suñu ñëwee luñ fa jëlee rek ñu wax ñu ko loolu daal xam naa mooy coppiku diggante daaw ak ren waaw luy suñu mébét de mooy yokk secteur bi bëgg secteur bi nekk yokk rek secteur bi ñu nekk yokk mooy ñun ay branché lañu bëgg nañu secteur bi nekk yokk bu baax daal ñun loolu rek mooy suñu mébét waaw bëgg nañu mburu mi jar bu baax farine bi wàññiku solde yi yokku patron bi gis boppam liggéeykat bi gis boppam waaw loolu daal moom mooy suñu mébét. na ba ñun syndicalistes yi ñun travailleurs yëpp aujourd'hui ànd nañu lëkkaloo boole suñuy intérêt gëm ni bu ñu booloo ak ni ko président de la république décrété année
sociale ñu ciy am espoir di yaakaar ni kon li ëpp ci suñuy mébét dina ci ànd ak ñun épaulé ñu pour ñu régler da nga maam yooyu soxla ba am ci ay satisfaction comme ni ñu ko yaakaaree ñu ngi ñaan loolu ak di ko yaakaar ci monsieur le président comme moom moo ko décrété ñu di ko ci fekk si di répondre à son invite di am espoir aussi que unis nous vaincrons merci. waaw ñoo ngi ñaan yàlla di ñu wanale ay at ñu di ko teewee te di ko tal te di ko mën et puis at bu jot rek bu ñëwee ànd ak ay xéewal ak ay aspirations yi aussi ak ay potentiels yu ñu leen di régler naturellement ñu ngi leen di remercier di leen gërëm yéen tamit di leen ñaanal vraiment fan wu gudd ak wér ak avancement ci lii ngeen di def nous vous remercions. en tout cas diggante daaw ren daal bu fekkee changement am na ci tamit bariwul quoi ndax vraiment jafe-jafe yi travail yi dund chaque jour moom la ñuy dund wàññikul xanaa day gën a yokk bu dee ñun côté bi ñu nekkee secteur bi ñu nekkee vraiment ndax ci mine la ñuy liggéey sécurité bu doy amul salaire waxi noppi santé mooy loolu moom daal foo laal day métti fépp waaw màgget moom ak màgget la rek foo laal day métti vraiment ñoom bëgg nañ ci moom ay changement bu fekkee mun na am ci côté gouvernement bi voilà ci côté gouvernement bi parce que vraiment liggéey bi métti na ñu ngay liggéeyal ay nit ñu xong lañ may ñu la jàmm dañ la bu ndaxatal te ñun mënuñu fi dëre parce que tamit loo am di koy xeeb ndir da ngay sew jotee kon au métti da nga koy téye boole kook di ñaxtu di kaas vraiment loolu rek c'est vraiment. defe naa ni loolu mooy li nga xam ne moom la ñu jot a lire ci gouverneur nag li mu wax mooy sargal na coalition bi sargal aussi travail yi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition bi wax ni cahier de doléances yi ñu ko jox tey comme par le passé dina ko jox na ko inspecteur du travail ñu étudier ko inspecteur dinañu woo ñu xool ban jour la ñu war a mën a toog à la gouvernance pour étudier les revendications qui sont posées par les travailleurs li nga xam ne mën nañ ko régler dans la région dinañ ko régler li nga xam ne préfet yi ñoo ko mën a régler dinañu ko régler li nga xam ne nag dafa war a jàlle mu dem ca kaw dina ko jàlle ci kaw loolu daal la wax ni mi ngi ñuy ñaanal une bonne fête di gërëm tout le monde di sant tout le monde def naa loolu daal loolu fa jot a wax secrétaire général yëpp nag présenté nañu seen cahier de doléance travailleur am liberté travailleur jaam lañ ko jàppe woon tey ku feebar di nga am repos médical tey képp koo xam ne da ngay liggéey mën ngaa génn nga laaj li nga xam ne mooy sa àq ak sa yelleef kon tey bis bi il faut ñu fàttali suñu jàmbaar yooyu waaye bis bi tamit bisu fête la yéen ñëpp ñëw ngeen solu nu mu gën a jekkoo toog parce que tey bisu fête la tàccu leen loolu dafa mën ci centrale yi dañu gis ni taxawaayu jigéen dafa sooxe c'est-à-dire bu ñuy jox parole góor ñi rek nañuy dégg duñu dégg baatu jigéen lu tax ndax jigéen amu fa accès te boobu ba léegi lan mooy xeexu jigéen mooy fa ñuy nas ak di ko noter les instances de prise de décision war nañ fa mën a taxaw loolu dañ koy sentir ba sentir ko ci négociation yi nga xamante ni jàngalekat yi def nañ ko dans tout le processus li gënoon metti affaire yi mooy ardeur ay góor rek ñoo ci nekkoon te day soxla moment bu nga xamante ni nag bu ñu demee ba deret yëpp tàng jigéen day ñëw di sargal jigéen ñun ñëpp ñu ngi suivre actualité taxawaay bi mu taxaw pour le dénouement du conflit muy la première dame je ne parle pas en tant que politique mais damay génnewaat rôle lu jigéen dans la gestion et la résolution des conflits depuis l'antiquité lu jigéen bokkul buñ ci def yaakaar bu bëri waaye bu jigéen bokkee yaakaar naa ni solution yi dañ koy tonton di ba may tuuti xam naa 2 minutes lañ ñu may mais tribune bi dafa yombul te dañu am ay spécificité femmes yi nga xamante dinañ ñu may suñu càmmiñ yi rek ñu xuus ci tuuti duñu sax sori duñu sax guddal ndax lii duuf yëpp xajandoowul ci nag bi xam nañ ko dinañ ko yeggale foofu mais auditoire bi suñu santé daf fi nekk yeneen membre central yi te mébét bi doon benn kon ñu jibal kàddu gi rek ñun ñëpp ñu bokkandoo ko ñuy wax ni ci cahier de doléance yi dañu bëgg jigéen ñi ku nekk ca syndicat ba nga nekk na nga fexe à partir de ren spécificité doléance su femmes yi ñu koy gis ci biir cahier de doléance
li ñu metti ñun ñoo ko xam suñuy matti lal ñun ñoo ko xam nañuy fexe ñu ciy dugal spécificité femme nañuy fexe à partir de ren ñu koy dugal ndax ku nekk war nga gis sa bopp ci biir doléance yi nga xamante ni ñoom lañ def parce que c'est traité à plusieurs niveaux au niveau local par nos autorités administratives ak ñi ngaan ki ñi ko war a def à l'inspection du travail et autres mais aussi au niveau central ak ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw. man jàngalekat laa ci côté bi ma gën a maîtriser laay wax gis ngeen ni daanaka ñeenti weer mi ngi nii système éducatif bi ci réew mi dafa bloqué blocage bi nag li ko waral mooy jàngalekat yi doon toog di laaj seen àq ak seen i yelleef ci ay accords yoo xam ne gouvernement bi signé woon na ko depuis 2014 te jëmbalu waaye li yàlla dogal négociation yi démb la ñuy mën a wax ni jeex na ndax démb ci diggante 13h ba 2h du matin premier ministre instruction yi nga xam ne moom la ko chef de l'État joxoon mu dajoon ak jàngalekat yi ëppoon doole te UDEN CELS authentique CELS science CUSEMS STENAS FC dajaloo nañu tënk loo xamante ni yaakaar nañu su ko gouvernement bu doxalee fii ak at yu bari njàng mi dootul yëngu di ko yëngoo di ñaawlu nag man duma ko ñaawlu parce que nit bu fekkee ne dañoo bokk ci li ñuy tuddee centrale syndicale ñu boole syndicat yu bari ñun ñëpp intérêt travailleurs yi rek intéressé ñu communiquer dem vers les centrales xamal leen ni lii ñoo ñu metti lii la ñuy yëngu waroon nañoo centrale yi ñu génn def ay action lu dul ay déclaration dernière minute ci jëfi école bi ndax école bi centrale yi seeni doom a ci ne di ci jàngale ak seeni doom ñoo ciy jàng mais jàngalekat yi moom ren surtout ci côté bi ma bokk man CSA moo tax suñu délégation bi xawoon na lool jàngalekat yi moom dañoo kontaanul ci ni centrale yi taxawee ci grève ndax bu fekkoon ñu nekk ci agriculture wala ci cheminots yi wala ci ñeneen ñoo am problème ñun dinañu fexe ñun jàngalekat yi dem ci suñu centrale di leen lii kat dañoo war a ànd ak ñoom ci xeex bi ndax la ñuy laaj seen àq la ak seen yelleef waaye kontaanuñu ci centrale yi taxawee ren te loolu jàngalekat yépp a ko wax. grève bi nag bari na mën nañu wax nii pour ne pas trop monopoliser la parole que ni front social bi ren jii buñ ko xoolee dafa nekk en ébullition te li nga xamante ni mooy droit consacré par la constitution nous avons constaté que fii ci réew mi ñu ngi koy commencé di nangu ci loxo nit ñi quand des enseignants moi que j'appelle des bibliothèques di marché lu day ni marche nga mën a yëkkati ay lacrymogène jël ay policiers di ko sànni ci kaw ñooñu jàngalekat kenn xamee ko toj kenn xamee ko sànni xeer kenn xamee ko lakk pënë kon jàngalekat kay bu mu ñëwee nii damaa bëgg a marche li la war mooy wutal ko ñu ko encadré mu def marche pacifique waaye la xew Ziguinchor le monde du travail ñëpp war nañ koo métti di ko naqaru loolu moom ci lu ñu métti la kon ci Sénégal les marches réprimées et les marches interdites dafay war a jeex la non implication des centrales syndicales wax naa ko ci litu jàngalekat yi ay nit man li may tuddee rester debout dafa bokk ci li may sama langage syndical rester debout man leen rek laa ko mën a xamal laa koy jàpp laa koy jëlee mooy doole mooy mbooloo liggéeykat ba ca Taïba liggéeykat ba ca ICS liggéeykat ba ci cheminots yi liggéey ba ca santé ñun bu ñu xamee ni ñun ñëpp mieux-être social nu ñuy mën a dundee dund gu yaatu gu rafet ci gu neex ci loo xamante ne lépp lu ci war ci suñu njaboot la jëm lu koy mën a joxe moo ñu dajaloo boole jàppalante loolu suñ ko defee incha allah lépp lu ñu bëgg dinañ ko jox ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen souhaiter une bonne fête du 1er mai jërëjëf. 5 centrales syndicales yi nga xamee ni ñu ngi affilié à l'international ñoo àndandoo pour war a seet nan la ñuy saytoo lépp luy seen i jafe-jafe lépp luy seen i tawat te ñu koy jànkonteel ci seen bërëbu liggéeyukaay di xamal ni duma xabaabal ci doléance wala ci leneen lu mën a doon lu dul ñu def un appel xam ni dañu nekk ci ère boo xamee ni dañu war a jëm ci ànd waxuma joxante loxo waaye lëngoo dañu war a lëngoo nekk benn pour faire face à tous les problèmes yi fi am yàgg nañu gis que ni travailleurs yi dañuy faral di xeex de manière sectorielle waa santé ñu ngay xeexal seen bopp enseignants yi ñu ngay xeexal seen bopp cheminots yi ñu ngay xeexal seen bopp mën naa continuer lim bi kenn ku ci nekk tey bu la neexee nga daal di jóg daal di xam ni da nga xaw a wéet te ñun ñëpp ñu bokk ci centrale
am naa yaakaar ni sax dafa war a nekk leçon pour kenn ku ne parce que xëy na gën a bees la moo fi am waaye am na ñoo xamee nit yàgg nañu di mel noonu di ko dund kon dañu war a ànd léegi nekk benn avec cette prise de conscience que ni booloo bu ñu ko defee rek yàlla defal ñu li nga xamee ni moom la ñu bëgg kon boog au niveau de Thiès en tout cas boobaak léegi ñu ngi dajaloo di def cahier de doléance di def déclaration commune di wax ak direction di wax ak gouverneur te lépp loo xamee ni teg nañ ko fa danañu toog balaa at bi jeex ñu def CRD discuter de ces cahiers de doléance kon kenn ku ci nekk da ci def pas-pasam ndax loolu yombul Sénégal sur le plan national cahier de doléance yi centrale syndicale yaa ngi ko yóbbu à la présidence de la République waaye 2012 ba léegi amul benn yoon boo xam ne toog nañu def négociation sérieuse sur l'ensemble des cahiers de doléances alors que les doléances sectorielles sont comprises dans ces cahiers de doléances nationales donc li war rek mooy bés ni ki tey nañu xam ni jéego la nañ ko gën a yokk gën a feddali dafu ñu défilé dañ ñëw toog waxtaan lii dafa am solo nañ koy gën a yokk di ci gën di taxaw kon camarade loolu rek laay woote donc man appel laay def à une prise de conscience pour tous les travailleurs et travailleuses de Thiès que ñu ànd nekk benn xam ni ñoo bokk fi ñu jëm xam ni ëllëg ak si biir bu fekkente ne résultat am na ñun ñëpp ñoo koy bokk dundandoo kon asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. de passage may gërëm sama camarades yi au niveau de l'hôpital di gërëm sama camarades yi nga xam ne ñoo nekk ci informel bi ku ne xam ne UDTS ñun centrale bi ñu yor am na ay liggéeykat mais informel bare la nañ ko lool comme CNTS may xuus tuuti ci li nga xam ne sama secrétaire général def na ko di SAR ci li nga xam ne moom la jox gouverneur parce que nag informel dafa am loo xam ne il faut ñu wax leen ko ñu dégg ko wax nañu ci ñu jàppale jigéen ñi ci crédit jàppale jigéen ñi ci seen liggéey jàppale liggéey jigéen ñi nga xam ne aana moo leen yor ci li nga xam ne ñu ngi yëngatu ci seen formation ak seen activité au niveau de l'hôpital régional ak des postes de santé c'est informel surtout am na ci li ma ci yokk mooy li ma gis mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey moo nekk ci poste de santé yi nekk ci biir hôpital régional surtout ndax liggéey bi la plupart ASC yi ñoo koy def relais yi ñoo koy def sage matrone yi ñoo koy def ñu leen di wax aide sage-femme au niveau de l'hôpital ñi koy def ay stagiaires lañu amuñu motivation amuñu dara au niveau de l'hôpital régional damay xuus rek ci nga li nga xam ne pour nit ñi nga xam ne demuñu woon ñu xam ne wax nañ ci loolu moo tax ma ciy dugg mais sinon duma ci dugg moi je suis une syndicaliste ndax fu mel ni hôpital régional bu ñu nee ñii am nañu prime de caisse ñii amuñu prime d'armoire ñu ne du yoon nañ leen wax fan lañ ko jëlee fan lañ ko gisee loolu secrétaire généraux yi naa leen ko wax ci coalition bi loolu nañ ko dox dinañ ko wax dañ ko war a am ndax prime d'armoire ki yor garab war na am prime mais ki nga xam ne mooy récupérer xaalis bi yor prime ki yor garab yi ak xaalis bi dafa daal di yëpp benn la Alpha li may wax defe naa sa problème la yàgg nga ci joy jàppale ñu koy xeex may ma tuuti rek ma eggali benn minute rek dégg nga temps bi moo ko permettre xam naa ko waaye maa ngi gërëm ñëpp di sant leen di sant surtout Alpha motiver les enfants ki nga xam ne ñoom ñoo ñëw pour jàppale ñu maanaam les stagiaires motivation des stagiaires kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant. li nga xam ne nag moom la ñuy wax tey dañuy d'abord sant soxna yi di leen féliciter xam naa ni Sénégal moom ni ko nit ñi di waxee war nañu mën a ñam tuuti soxna suñu teg ci bopp réew mi waaw ndax lépp lu jëm ci manifestation wala lu mën a doon rek taxawaay bi soxna yi am
damay gis ni des fois day jafe lool ci watu ci watu kilifa yi góor ñi ba tax na tey di fête 1er mai comme ni ko sama prédécesseur yi waxee léegi mu nekk fête boo xam ne liggéeykat bu nekk da nga war sentir ne rek bu doon jaam a tax nga doon liggéey léegi dootul liggéey ngir jaam ndax da ngay liggéey ngir ñàkk sa comment bi ngir daan sa doole. bi ñu des mooy cahier de doléances yi yóbbu nañ ko ci gouverneur bi ñu ko yóbboo ci gouverneur waxtaan nañu ak moom mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci côté CNTS FC nekk ci cadre unitaire syndicat wu chemin de fer xam ngeen ni dañoo nekk ci ay problèmes yoo xam ne tey kenn yaakaarul woon ni Thiès dina xëy suba teel doo dégg saxaaru chemin de fer bu daw. ñu bëgg la leeral ni su ngeen xëyee dégg saxaar yi daw da ngeen yaakaar ni chemin de fer a ngi dox kooku du saxaaru chemin de fer saxaaru ICS la saxaaru CETIX ak saxaaru PTV ñooy daw ndax Thiès waaye bu ñu déggee saxaar bu yu bëri dañ naan chemin de fer a ngi dox te dégg ngeen ay kilifa yu nekk ci biir réew mi biñ leen laajee ne leen chemin de fer yéen ban politique ngeen ci am dañoo ne chemin de fer doxawul ndax ICS a ngi daw CETIX a ngi daw GCO ngi daw. chemin de fer nag moom mooy régime chemin de fer moom moo ngànkoon GCS moo ngànkoon Taïba moo ngànkoon train de banlieue tey ngeen gis ni président de la république di monsieur Macky Sall dafa ne dafa bëgg a yeesalaat chemin de fer defar chemin de fer bu bees waaye chemin de fer boobu mu wax ni dafa ko war a fa defar muy chemin de fer bu bees ñun dañoo gis nga ko yemale ci TER bi démb dégg nañ ni yokkaat nañu 200 milliards ci TER bi fi ñuy wax ak yéen ni chemin de fer bi nga xam ne mooy Dakar Bamako di chemin de fer bi war a daw bu jël ligne corridor Dakar Bamako bi fi ñu toll ni amul benn machine buy daw ñaari machine lañu amoon yu ñu sooxee machine yi taxaw nañu fi ñu wax ak yéen ni suñuy salaire trésor public moo koy fay en attendant ñuy am ay machine pour commencer dawal suñu ko kon xam ngeen loolu dalul xel donc nit leen ko waxee dañoo ñëw toog ak yéen ci fête bi mais ñi ngi fête waaye suñu xol neexul ñu bëggoon nag xamal waa Thiès ne leen lii ñuy défendre muy chemin de fer du pour rek les travailleurs mais c'est pour la population tey bu ngeen demee bitim réew may gis mu ngeen fi gis ci àdduna bi mu développé chemin de fer am dafa développé kon tey suñu dee woote lu jëm ci manifestation fii ci wàllu chemin de fer ni ko sama camarade Demba la waxee léegi man dama yaakaar ni képp kuy organisation syndicale dañ ci war a jàpp te toll nañ ci jamono boo xam ne mettre nañu en place benn coalition des syndicats ferroviaires yoo xam ne ba train de banlieue GCO CETIX DBF ñoo ko bokk parce que nañu yéene bu ñu paree ci 1er mai bi woote fii ci place de France woo askan bi ñu taxaw jàkkaarloo ak président de la république jàkkaarloo ak politique gu Sénégal yi parce que du ma ne président de la république rek ndax ñiy wut réew mi yëpp amatu kenn ku ñu déggoo koo wax ni indi na politique ferroviaire boo xam ne buñ ko tegee Sénégal dina fa jógee am réseau ferroviaire bu dense bu génn ci situation bi mu nekk nii. donc moo tax pour bañ a guddal xam naa ne naaj na te tàng na liñ leen di wax mooy ñu ngi leen di souhaiter yéen ñëpp une bonne fête di ñaan yàlla bu ñu dajawaatee fii déwén wax dëgg yàlla chemin de fer soppaliku ba saxaar gi doon dem Bamako démb voyageurs yi di fa delluwaat ba saxaar gi jëmaat Ndar ba saxaar gi jëmaat Kaolack ba saxaar gi marchandise bi tey port bi ngeen di gis ni muy port Dakar démb dégg ngeen directeur port nee na actuellement fu mu ne nii bateau yi mag yi doon ñëw port yëpp ñëwatuñu ndax évacuation rapide bi ñu amoon ci chemin de fer amatul moo tax léegi bateau yi dañ leen défi kon je pense que ni intérêt Sénégal pour mu defar chemin de fer c'est pour chemin yi kese mais pour économie Sénégal la pour environnement comme encore sécurité Sénégal la mais aussi pour njëriñu askan wi la ndax tey chemin de fer ñu ngi à 600 et quelques employés chemin de fer bu doxee dëgg mën na def 2000 employés kon donc lu mel noonu bu ko askan wi seetaanee seen bopp lañu seetaan moo tax ñu ngi leen di invité ñun ñëpp ñu bokk ànd jàkkaarloo ak autorités yi ñu trouver une solution pour vraiment que le chemin de fer reprenne ses activités. De colonisation, le colon nous a laissé comme patrimoine le chemin de fer. On n'a pas le droit aujourd'hui, c'est un taille chemin de fer. Nous, il est resté à zéro activité, zéro machine. Taïdini, je pense que képp kuy sénégalais situation bi am au niveau du chemin de fer war na la métti war na la naqadi parce que chemin de fer au Sénégal la. Un pays ne peut émerger sans le chemin de fer bu ñuy wax nee nañu
président dafa ñëw pour dekkal chemin de fer non chemin de fer président dekkalu ko je suis désolé de le dire président dafa ñëw pour rey chemin de fer à travers son train express régional du ñu ne le train express régional baaxul mais da ngay defar chemin de fer ba pare soog cee teg le train express régional je pense que le chemin de fer 1233 kilomètres de voie la de Dakar à Korofina boo taxawee tey di ko teqale ak 36 kilomètres de voie je pense que y a problème tey jii nii ah Thiès jooy na de Sénégal jooy na ngelawaay suñu gouvernants yi nañu def loo xamante ni dafay jëriñ askan wi le port de Dakar mooy port bi nga xamante ni tey l'économie de ce pays foofu la reposé wu tey jii nii le port de Dakar est menacé par le port d'Abidjan lan moo ko waral chemin de fer moo daan jëlee conteneurs yi ci port bu Dakar di ko yóbbu Bamako tey jii nii loolu doxatul vraiment ñuy ñaan askanu Sénégal di ñaan askanu Thiès ñu jug taxaw jàppale les travailleurs de Dakar Bamako ferroviaire pour la survie du chemin de fer loolu la ñu amoon pour ñëw tey ak naqar ak le cœur mépris di ko wax fii di ko joyantoog suñu moromu travailleurs yi toog fii wasalaam jërëjëf. di sargal travailleurs yëpp man nag bis bi duma ko tuddee fête du travail dama koy tuddee célébration de la journée du 1er mai ñu jagleel ko ay liggéeykat ndax ay liggéeykat ñoo doon xeex ba ñii dee ñi ñu tëj leen ñu jàpp bis bi def ko bis boo xam ni kenn du liggéey di ko célébrer at mu jot lu tax du ma ni fête parce que fête day ànd ak xol bu neex fête day ànd ak xel mu dal ñaar yooyu yépp tey yaakaar naan bu ngeen déggee ñuy wax xam ngeen ni dajewul tey yaakaar naa ni xel yi dalut xol yi neexuñu wala bu ñu neexeet yéex naa neex ndax buñ nee ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk li nu gën a sopp ci àddina li nu gën a fonk ci àddina muy jàngalekat yi ñeenti weer ñu toog di grève ñeenti weer xale yi occupé mbedd mi ñii ñu tuur seen bët ñii seen bakkan des fa kon yaakaar naa ni foofu xel mu dal ak bànneex waru faa am ba ñuy feetu ah xëy na bu xel xawee dal ci fajar la te kenn mënut a fanaane tiitaange ak njàqare bët set ngay feetu ah lii xew nag ma ci yedd sama bopp di yedd jigéen ñëpp di yedd gouvernement Sénégal ndax mënoon naa ñàkk parce que ba ñu xamee ni fii la ñuy mujje mënoon nañ ko teel a def xale yi jàngi tranquillement yaay yi tëdd nelaw seen xel dal papa yi seen xel dal kon nag on le regrette vraiment lii xew tey lu metti la lu nu naqari la luy topp élèves yi seen guuru dënd la seen giiru dund kon vraiment ñoo ngi koy masawu ñëpp di wax ni le climat social xam ngeen ni mu mel fépp a ngi baax tey est-ce que chemin de fer man ngaa toog ak moom ni damaa am bànneex wala damay feetu mënul nekk ñun kay dajale nan travailleurs yi di célébrer journée bi ay nit nag ku leen woo ku ne xam na Sénégalais ci teraangaam di nga leen tereel loolu moo fi am mais feet amu fi may wax ni jigéen ñi maa ngi leen di delloo njukkal tey ñaan nag yàlla daje bii mu bañ a dakk am na Dakar il y a la coalition des femmes syndicalistes ndey naar dama bëgg Yacine bu ñu fi jógee ñu convoqué nag les centrales ñun jigéen ñi ça se passe à Dakar ba léegi booba ba léegi Dakar a ngi traîner les pas parce que dañ ko war a structurer mu am au niveau des régions au niveau des départements ñoo ngi leen di xaar pendant plus de 3 ans jóguñu waxuñu ko doxuñu ko kon ñun nañ ko dox wax ko implanté ko au niveau régional ndax yaakaar naa ni monde du travail lu fi xew ci jigéen ñi Thiès nag mosu cee des ginnaaw kon Ndeye Naar maa ngi leen di dénk loolu que vraiment ce cadre là
mu exister au niveau régional ñu mën waxtaan ak jigéen ñi seen nan la ñuy def ay activités ensemble di appuyer le camarade Dembélé li mu wax dëgg gu wér péng la kuy dugg ci centrale doolee tax mu dooleel la moo tax mais centrale yi buñ ñu dooleelul ndax li ñu bokk ci ñoom war ñu dooleel ndax ay parents d'élèves fa nekk war ñu dooleel ndax ay yaay ñoo fa nekk war ñu dooleel ndax ay citoyens ñoo fa nekk mais nag hélas gisuñu leen muy lu naqari lu metti jàngalekat yi nag te loolu moom duñ ko gaaw a fàtte man de sincèrement daf ma metti torop kon Dembélé vraiment je t'appuie li nga wax jàngalekat bu ko waxuti mi ngi ci xelam. dajeeg lii nga xamante ne nii moo xew ci sunu réew mi wër lépp nag gox yëpp muy wàllum santé boo demee ma ngay bañ nga dem enseignement rawatina nag ñun sunu kaa ñun chemin de fer defe naa tey dooni Sénégal mais monde bi fépp yaa ngi dégg problème mu DBF ci ñàkk machine yu ñuy liggéeyee ci ñàkk jot seeni salaire à temps ci ñàkk ay outils de travail ñuy dëgërlu di góorgóorlu waaye nag gisuñu sunu président benn yoon te wax dëgg yàlla yaakaaroon nañ ne ba muy toog ak li mu waxoon ci dige yi mu dige woon jàppoon nañ ne heure bii dinañu fekk ñu weesu fii ñu koy woo nag te xam ne doomu sénégalais la te xam ne yaakaar nañ ne bëgg nañ réewam dem ca kanam te benn réew mënul dem sans chemin de fer ñu koy ñaan mu gëstuñu te xam ne ñun ay njabootam lañ te yaakaar naa borom kër mënul dem sans njabootam bu demee ñun ñu dem te kon mënul dem sans ñun kon na ci jàpp te gën ñoo taxawu ñëpp te xam ne kër tey jii kër goo dugg fu mu mënti doon ci Thiès wala beneen région soit da nga fa am nijaayu cheminot wala nga am fa papay cheminot wala nga am fa doomi cheminot kon jàppale cheminot yi mooy jàppale ñëpp ñun suñu collègue femmes yi tamit ñuy wax ñëpp gën see jàpp rek képp koo xamante ne nii yaakaar nga ni am nga ci buntu bu ñu dajee comme ni ko Ngoné waxee nga wutal ñu ci ay solution wasalaamaaleykum wa rahmatullah. kaddu yi may wax du gudd ndax suñu responsable bii toog daanaka tracé na la voie te kàddoom li mu yëkkati li ci gën a am solo mooy baatu unité bi mu wax ci lay tàmbalee parce que unité boobu ñun mooy suñu kaaraange ñun ndaw ñi yaakaar naa ni mag ñi bu ñu àndee nekk benn ñun moo ñuy defaral suñu avenir waaw te actes yi ñuy posé dem di ko défendre au niveau des centrales yaakaar naa ni ndaw ñi lañ ko defal te ëllëg si biir lu ñu mën a posé tamit ndaw yi ñoo ciy mën a bénéficier wu donc ñu ngi ñaan ñoom responsable syndicaux yi ak centrales yi lépp lu ñuy def ci wàllu négociation ak promouvoir l'emploi ñu gën ci góorgóorlu gën ko yokk ndax ñun ndaw ñi ñu am lu ñuy aar ëllëg ci sunuy wàllu liggéey ndax gis nañ ni ndaw ñi ñoo gën a souffrir ci wàllu emploi waaw emploi précaire journalier presque à vie yooyu yëpp ñu ngi koy gis te ndaw yi ñoom ñoo koy subir donc ñu ngi leen di ñaax lu ñu gën a mën a góorgóorlu pour ñun ñi nga xam ne ñooy sooklu emploi entreprise demain ñu jàppale ñu ci ñu ngi leen ciy ñaan donc kàddu yi foofu laa koy yemale salaamaaleykum wa rahmatullah. endurance ñun amuñu ko ñun jeunes yi moo tax suñu grève daanaka du egg fenn ndax toog ci jotaay ba mu jeex dafay wane yow sa boo demee ci lutte na nga mun a demee ba mu sës ba mu jeex kon toog ba mu jeex loolu endurance la kon ñii di toog ñoo leen di remercier seen toogaay bu loolu weesoo mbooloo boo dem gisoo fa mag demal mbooloo boobu baaxul mbooloo boo dem gisoo fa jigéen mbooloo bi baaxul parce que ndaw am na fu muy toll xatar lay demee mag dina ko téye ak expérience ñu ko soxna Ndeye Naar waxee jigéen dina ko téye ndax dalam kon ñuy rafetlu teewaayu góor mag ak jigéen xanaa lu ñuy wax mooy jotaay yu mel nii ñu bëreel ko ndax au delà li nga bokk ci syndicat dafa am militantisme te militantisme lu koy renforcer mooy se sentir appartenance à un groupe loolu moom mooy renforcer ce militantisme kon ñun duñu guddal kàddu yi
ay ndongo lañu yu nekk suñu ginnaawu mag ñi wax lépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam.